taalibe ñu ngay xeex baat ak tontu la kenn xaarul sa morom ñu ngay xeex mbaa dina am kawo mbaa du ko kawo déedéet lu ngay lewetoo taalibe Dorosin ñu ngay damantay baaraam taalibe ngay dóor Dorosin riposte na dellu na ginnaaw taalibe ngay dóor waaw combat bi saf na kaani taalibe fayu na taalibe Dorosin taalibe gi noonu jàppante nañu ñoom ñaar jaayu na jox na ko boppam nee na ko xeex bi doy na nañu jàppante yéen a ngi ci seen chaîne bu bees bi di Dakar Net taalibe Dorosin Dorosin a ngi dóor ci suuf taalibe ngi jàpp rek ngoy fa mu ngoy taalibe ngay jéem a kal Dorosin rasu ñu nga ni tekk jàppante nañu sigi jonn bopp yaa nga ca kaw ndax taalibe day jéem dara fayu na dóorante nañu ñoom ñaar mu ngay dóor mu ngay rokos mu nga dóor ca faar ya ay waay yërëm leen ko ana bëre boo jàppee da ngay def action taalibe jàpp na ngemb Dorosin jàpp na ngemb Dorosin a ngi dóor taalibe jàpp na loxo ba taalibe plaqué na ko daan na ko taalibe daan na ko xoolal ma supporter yi maam xaarim jëlal ma supporter yi xaarim taalibe daan na Dorosin xaarim lamb ji jël bi leer na taalibe ngay jaayu waaw jël bi set na wicc taalibe daan na Dorosin xam nga ñu ngi fële boo demee fee bu lépp man la xoolal fi xoolal fee lépp man la lu muy ni ndam incha allah waa xam loolu waxam la rek xam nga moom élève la élève ak professeur bokkul moom élève la maa koy exercice mi war a def maa koy waa ki ngay jàngal kay mun laa jàngal incha allah maa koy cotiser waaw. Sambi bu soobee suñu borom naa la koy indil parce que booy yi nii ngay gis nii fayuma leen dañuy sonn si man ku dégg bëccëg kon amuma leen lu mu leen di fayee lu dul ndam te bu soobee yàlla dinaa leen ko fayee. waaye nee na doo bëre doo xeex. si kanam lay leer li ma indi xajul si moom sax du woon pour moom mais yàlla baax na. yow nga ni da ngay màbb ci kawam foo teg loolu. man maay le bâtiment de parcelle bu doyee ñëw damay màbb si kawam mu jeex siin laa jëm ak moom siin laa ko jëmee. tey looy wax supporter yi looy wax ci làmb ji. waaw sant yàlla bu baax parce que tamit dëgg la bii du sama premier grand combat mais maa ngi doog a bëre fii arène nationale grand combat làmb ji mel ni kon am na lu nekk suñu ginnaaw comprendre nga mais yàlla baax na ndam day am bu soobee. dañ mën a xaar da ngay dox ci kawam wala. déggoolum la bu arbitre soufflé 30 secondes laa ko may 30 secondes bu ñëwul ma jëli ko fu mu taxaw naa ko fekk door ko ay gauche droite wàccee ko làmb ji jeex ma libéré gars yi le robot de parcelle.
voir depuis le début ñu gis leen tey ñu présent fii ak làmb ji ni mu demee ñu lay laaj rek tey lan nga yëg ci làmb ji. waaw lu rëy laa ci yëg dama ànd ak sama yaay mu gunge ñu man may président union régionale des mutuelles de santé gannaaw ba ma jiitee département Dakar suñu yaay ji jiitee département Guédiawaye ñu ànd ak chef de service régional bi Matabara Diop président Tëngéej ak président Pikine donc ñeenti président département tey ñoo ñëw daje ñu jiitee leen ñun président union régionale ñu ñëw ci tournoi bi nag bii bi dafa am solo ndax 300 lutteurs yombul ñu ne tey tournoi bi lan moo ko tax a jóg promotion xale yi ñu ne nag ñun couverture maladie universelle gannaaw bu mu tegee ay mutuelle de santé ci gox ak gox-goxaan yi war nañu mën a accompagner initiative boo xamante ne dafa jëm ci askan wi moo tax ñu tàllal suñu loxo ak lu làmb ñëw ci tournoi bi pour que lutteurs yëpp feebar faju doon une réalité dañoo bëgg dindi ay mbër yu ñuy kettal ñu ñuy laajal xaalis dañoo bëgg fexe daal ba aar mbër yi ci njëg bu yomb ñu mën a feebar ku ci feebar mën a faj. waaw déplacement bi li ko waral dañoo tuddee sama xarit sama càmmiñ drapeau mu yor benn association ñi koy wax SMD bi nga xam ne ba mu juddoo yàggul waaye wër na Sénégal def ay réalisation yu bari nag ci ay matériel médicaux di ko jox ñi nga xam ne ñoo waral santé gi di ko yóbbu ci hôpitaux yi di dimbale daara yi di dimbale néew di doole yi ñu tuddee ko tey bés bi muy couverture maladie universelle te moom ci santé rek lay dox ñu tuddee ko ñu kontaan ci loolu nag rawatina weeru sargal jigéen ñi bési sargal jigéen ñi kon yëf yi dafa ala daw mais loolu rek moo tax ñu ñëw fi tey waaw. tey ñu tuddee ko làmb ji noo gisee làmb. waaw macha allah tubar fakàlla macha allah parce que actuellement couverture maladie universelle li nga xam ne xalaatu président la bu doon sagoom Sénégal yëpp koy am carnet CMU kon nag lamb ji tey dama li may wax rek dafa ala daw macha allah kontaan nañ ci trop waaw Ouzin Production nag ñoo ngi koy gërëm ndax lii moom cuune mënu ko yambar mënu ko ñoo ngi koy gërëm di ko sant. yaay lamb mais maa ngi lay nuyu baax di nuyu sa caméraman bi di nuyu téléspectateurs yëpp di seetaan seen site gis nga lamb bi ngi nii daal tey gis nga promoteur bees judd na muy Ouzin Production tey gis nga arène bi lépp fi xaj li am solo mooy li may wax rek nañu xam ñun li ñu am lan la rek ñu téye ko fula ak fayda dana xale yi di bëre lu ñu am seen i biir kër lañ koy def dinañ dimbali seen yaay dimbali seen papa dimbali seen bopp te nag lamb dafa am lu mu def ci réew facteur développement la na ci ñëpp jàpp comme ni nga ci jàpp ma di jàpp ki di jëpp na ñëpp jàpp rek Sénégal jëm kanam. waaw ki mooy Ouzin Production tey mu nekk sa première journée ñu gis lamb ji ni mu demee Ouzin tey loo mën a looy wax ci bés bi tey. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam di gërëm sama waajur bu baax bés bi li ma ciy wax loolu sant yàlla bu baax def sa premier combat arène vraiment métti na trop charge yi métti na trop mais sant yàlla bi ñu ñëwee ba tollu fii nii vraiment maa ngi ci sant bu baax nag wax dëgg yàlla. tey ñu gis mobilisation bi am lépp lan nga mën a wax ci loolu. waaw mobilisation bi mooy askan bi ñoo bëgg làmb kon nag tey bu ñu bëggee làmb ñun ñu nekk ay ndaw bëgg a nekk promoteur tey bu ñu ñëwee jël ci gox-goxaan yi bëri yi nga xamante ni yàlla may na leen ñoom mbooloo tuuti moo tax bis bi mel nii waaye nag bis bi bu mel ne nii Ouzin Production organisé ko dañu mënuñu sant ñunul ñi nga xamante ne mooy waa union régionale des mutuelles de santé di ko jiite di Moustapha Mbengue ñëw accompagner ñu pour ñëw li nga xamante ne mooy làmb ji bépp mbër moo xamante ni mi ngi ci làmb ji mu am couverture maladie universelle ñun ñu ne ko ci suñu projet 300 lutteurs dinañ fexe ba jël 1500 cartes arrolé ko ci li nga xamante ne mooy couverture maladie universelle. ak làmb fi mu toll saison bi lii li ci des pareetul lan lañ mën a xaaraat ci Ouzin Production. waaw di sant yàlla rek di xaar beneen journée boo xamante ni ñu ngi koy waajal nii ñu ngi koy waajal te vraiment xam naa léegi ci kanam nii rek incha allah dinañ defaat beneen journée bu mel nii ak 300 lutteurs yi. acca arbitre sifflé na diggante ki nga xamante ne mooy Boy Walo ak L200 ñu ngay lewatoo
Tidiane wax Boy Waalo bëre mag lay bëre maa ngi ci xel L200 L200 moo nekk écurie Dóor Dóoraat Boy Waalo moo nekk écurie Jaxaay Boy Waalo L200 ñu ngay lëwëtoo L200 moo féete càmmoñ Boy Waalo moo féete ndeyjoor ñu ngay lëwëtoo ñoom ñaar bëgg Fallou loo wax ci combat bi. béy bi même mi ngi mel ni Boy Waalo da nga ko xam parce que taxaw na nga ne kii du Boy Waalo. ma ne moom la de. écurie Jaxaay la jógee. mi ngi war a dajeeg L200. xale boobu nga xam ne dóor dóoraat la waree. ñoom ñaar yi ngi léewtoo te ñoom ñaar dafa naa lu war nañ luumante béy bi. waaw jaxasoo war naa am. man gisuma xeex nag. bëre waxoon naa la ko. waaw day xeex mais si bëre lay jeexee. bëre lay jeexee. ñu ngay doonante. Boy Waalo. Boy Waalo. Boy Waalo ancien couloir la bëre mag lay bëree. bëgg Fallou. waaw mun na ne bëre mag ak bëre xale la. waaw léegi moom technique lay bëree. mais kële tamit doole lay indi. waaw ñoom ñaar mu koy jéem a di ñaan. waaw gis nga bañ na L200 ngi jéem a mbot. mais nag béy bi boo dee seet. L200 bé kii Boy Waalo moo gën a ñor si bëre bi. dëgg la moo gën a ñor. dëgg la mais kee fi toll ni mu def noonu la ñu nga ca suuf. L200 tamit ñu mu def noonu la suuf. moom jàpp bëre moo ko arrangé. bëre xale mag la. waaw lu mu gën a yàgg est-ce que du arrangé L200. acca ñu nga ca suuf bëre nañ bëre suuf. L200 Boy Waalo. L200 Boy Waalo jël amagul. ay la illallah. ñu ngi bëre bëre bu neex bee bi. ñu bëre bëre suuf. jàppal ma jàpp Mauritanie laa ko gisoon. waaw. ña ngay bëre de béy bi. loolu waalo yi war nañ cee xam. waaw war nañ si xam dara. béy bi ku nekk bi jàpp sampu ngemb morom. waaw jàpp ñoom ñaar seen loxo yi ñu ngi jàppante. waaw L200 moo ñu woon ginnaaw. moom loxo droite la jàpp. Boy Waalo moo ñu woon kanam. mais moom loxo gauche bi la jàpp moom it gauche bee jàpp. droite ak gauche seen côté dañ jàppante. jàppante nañu. waaw c'est l'expert qui parle bëgg Fallou. l'homme de la lutte sénégalaise. mais béy bi fi toll nii. L200 moo gën a jàpp. waaw L200 moo gën a jàpp. loxo ma ngi si biir. ndax moo gën a féete suuf. waaw gis nga ko gis nga ko. da koy jéem a mais ana cabaxal béy bi. ana caxabal. waaw béy bi. allahu akbar. lamba ngong la lamba la kii parle. jàppante nañu ñu nga ca suuf. mais arbitre yi daa mel ni arbitre yu bees lañ de. waaw ñoo arbitre fan yii yëpp ñii ñoo fi nekkoon. ay arbitre locaux lañu. depuis grève bi ba léegi. depuis grève bi daal. arbitre locaux yi la gars yi indi. te nag ay jàmbaar lañu nag. waaw. tey waa CMI dañoo solal casquette ba solal arbitre yi. waaw solal nañ ñëpp 17. waaw macha allah 300 litres yi ñuy wax. waaw ñoo toog ne ak seen i 17. wallaay 300 litres yooyu. promoteur bi. waaw li mu sumb ak ñoom. na am fexe ba wàccoog ñoom. incha allah waaw incha allah. c'est la lutte may ñaanal jàpp. dafa lay def ak sonn. xale yi desewuñu bëre nga yaakaar. bëre ana bëre. bëtt na ko. kal na ko bañ na cabaxal na ko. topp na ko bu bañ. ay waay Boy Waalo. supporter yi ko dund nañ. béy bi ñi ngi bëre ñoom na ko mu bañ. caxabal na ko. mu teggi ko. yóbbu na ko wañ na ko mu bañ. ah Boy Waalo L200. combat bi neex na bëgg Fallou. waaw neex na trop béy bi. combat bi neex na combat bi neex na trop. waaw. fuñ toll nii Boy Waalo mi ngi naxante pour jàpp loxo bi jàpp. loxo bële bu jàppee dina doy waar. mais fu doon L200 xañ na ko. jàpp na ñaari loxo yi ràcc nag xañ ko ngemb li waaye nag jàpp na. day bañ mu jàpp na mi ngi dóor. waaw léegi jàpp na góos. waaw góos bi jàpp na. ñaar yëpp daa mel ni jàpp na de. jege nañ saaku yi nag ñoom ñaar. Caatu Waalo Boy Waalo ngi dóor ci suuf. dóor bi ngi rokkos. Boy Waalo ngi dóor ci suuf rokkos. L200 génnee na bopp jàpp na benn loxo di rokkos. muy dóor. jàpp na ma ngay rokkos. Boy Waalo faxat na ko. faxat na ko. kàddaa bi amu fa. amagul de ci ngemb li. loxo yaa ngi ci ngemb bi ñaari loxo yëpp a ngi ci ngemb gi. waaw loolu la. épaule laa doon xalaat. waaw changé waat na. jàppaat na loxo jàpp gauche fii baaxul nag. baaxul devanture la Boy Waalo jàpp baaxul. devanture la waaw jàpp. côté boobu waaw kay gauche lay jàpp mu mën a doole génne droite bi ci si liggéey. li amoon sànq bu amaatee mbaa jëlu du am. ah doy na waar de. su ko fàqataatee gëm naa ni sa waay dina yegg teer doy na waar de. na bañ loolu. ay waay wër na ko ndombo. bañ na jàpp na ko. Boy Waalo du ci génn. Boy Waalo doo ci génn. arbitre bi tas na combat bi. ah ñëwaat nañ ci digg géew bi. lu arbitre di wax. dañuy bërewaat dañuy bërewaat. dañuy bërewaat.
mais L200 bi tamit sonn na. waaw Kofour mooy bëree Boy Walo jëlaat na deuxième avertissement L200 0 Boy Walo 2 avertissement. contact ku ci ëpp loo contact rek waaw booy gis L200 forme bi rafet na mais Kofour bi dafa mel ni new fa Kofour bi new fa fi mu ne nii ku jël initiative mën nga am dara parce que Boy Walo moom dafa mel ni deuxième souffle bi ba léegi jógagul xaw man nag ci kanam lu ñuy am mais yàgg na lool Boy Walo xeex na L200 fayu na L200 xeex bi ñorul L200 Boy Walo L200 arbitre yi ba fàtte wuñu temps bi 10 minutes yi mot na de jël na ko rasu na bañ na mbot na ko laa ilaaha illallah L200 mbot na ko daan na ko jël bu rëy L200 daan na ko jël bu rëy waay waa dooraat waay Garga acca doomu Safeen arbitre bi sifflé gul de a ñaar ñi yàkkamti nañu de waaw doomu Safeen Zé Baye Fall dox na ci kaw doomu Safeen Zé Baye Fall dox na ci kawam Zé riposté na xaarante nañu ñoom ñaar ñamante nañu Zé Baye Fall a ngi dox ci kawam doomu Safeen fayu na bi door mu daanu mën naa am door mu daanu mën naa am door mu daanu mën naa am Zé Baye Fall a ngi dox ci kawam Zé Baye Fall a ngi dox ci kawam ñoom ñaar ñu ngay doorante nee nañu tekk fi mu ne nii nag lewetoo ba dib na Zé Baye Fall doomu Safeen moo ngemb lu vert li Zé Baye Fall moom moo ñu won kanam noonu moo nekk écurie Boy Bambara école de lutte Boy Bambara la jógee doomu Safeen moo nekk Bosco Sow déedéet ki nga xamante ne mooy Zé Baye Fall moo nekk Bosco Sow Zé Baye Fall songu na yóoru na ko bañ na doomu Safeen xeex na ak moom fayu na arbitre bi sifflé na est-ce que amul ku dem ardo Zé Baye Fall dem na ardo Zé Baye Fall dem na ardo Zé Baye Fall dem na ardo daa mel ni baaxul woon waaw li mooy yoonu lamb adversaire dañ koy jox cër ni nga bëggoon commencé combat bi baaxul woon ci yow Zé Baye Fall moo ñu woon ginnaaw doomu Safeen la ñu jaakaar lool moo nekk école de lutte Boy Bambara suñu papa Boy Bambara di nuyu caat moom tamit mu ngi waajal combat am diggante mag Modja combat boobu combat jànq la ni ko Eumeu Sène di waxee Zé Baye Fall doomu Safeen ñu ngay lewetoo ñoom ñaar doomu Safeen mëb na léegi waaye demul Zé Baye Fall doomu Safeen ñu ngay demee wet doomu Safeen dóor na waaw doomu Safeen dóor na léegi waaye dalul jël na ko doomu Safeen jël na ko mbot na ko bañ na Zé Baye Fall mbot na ko mu bañ mbot na ko mbotante nañu ñoom ñaar ndax danañu jógaat waaw jël amagul de wër na ko ndombo doomu Safeen wër na ko ndombo doomu Safeen daan na ko supporter yi jóg nañu doomu Safeen daan na Zé Baye Fall ndeysaan nee na du génn géew bi waa maa ngi gis Ndiaye Sarr sama côté droite Brise de Mer numéro 2 moo féetee côté droite Thiandoum moo féetee côté gauche arbitre sifflé na Thiandoum jege na ko Brise de Mer Thiandoum numéro 2 Brise de Mer dugal na droite gauche Thiandoum ba léegi ñoom ñaar ñëpp pied gauche la ñu jiital Thiandoum Brise de Mer numéro 2 ñu ngay lëyatoo ñoom ñaar ñu ngi lëyatoo ñoom ñaar ñu ngay lëyatoo Thiandoum Brise de Mer ñoom ñaar ñu ngay lëyatoo
Brise de Mer dafa mel ni tey xeex la indi Thiandoum jàppante la bëgg waaye ba tey ñu ngay lëwatoo jege nañu saako ya. ministre de sóoraale Thiandoum day këf. waa Thiandoum day këf mais mbaa Brise diisul Brise soppi na de tànk yi Thiandoum dox na ci kawam Thiandoum dox na ci kawam ñu ngay xeex ñoom ñaar Thiandoum safara la indi Thiandoum doxaat na ci kawam Brise arrière na Thiandoum dox na ci kaw Brise de Mer ñu ngay xeex ñoom ñaar attention kaw Thiandoum Brise de Mer ñu ngay damantey baaraam Brise la mu bëgg Brise jàppante la bëgg wala Thiandoum jàppante la bëgg Brise de Mer Thiandoum di leen fàttali musul bëre combat bu yomb arbitre bi sifflé na nee na la ñu ñëwaat ci digg géew gi per loxo góosu Thiandoum bi ñàkkul ne am na lu ñu ko ci wax nag ndax Thiandoum bu jàppee loxo góos day bëre Thiandoum dóor na góos bañ nañ Thiandoum Brise de Mer combat bi neex na arbitre sifflé waat na Thiandoum doxaat na ci kaw Brise de Mer Thiandoum combat rapproché la bëgg ñu ngay léewatoo ñoom ñaar Thiandoum Brise de Mer Thiandoum moo ñu woon ginnaaw Brise de Mer la ñu jàkkaar lool noonu Thiandoum Brise de Mer combat bi metti na ñu ngay léewatoo ku ci nekk ngi ne tekk di xaar sa morom ndax këf mënu fee am kuy njëkk a déclenché moom la Sénégal di xaar Thiandoum Brise de Mer numéro 2 Thiandoum Guédiawaye la jóge Brise de Mer numéro 2 moo jóge parcelle waaw Thiandoum Brise de Mer numéro 2 waaw Brise de Mer war naa mën a bëree ndax sax ku xam-xam la jóge ki nga xamante ne mooy Thiandoum moo jóge Guédiawaye waaw suñu champion Ndiago Sarr Thiandoum déclenché na gauche Brise da ngay déglu di ko xaar rek Thiandoum Brise de Mer numéro 2 Thiandoum écurie Ndiaga Sarr Brise de Mer saako xam-xam Thiandoum dafa bëgg mu lewetoo mu jiwaloo ak moom ñoom ñaar ñu ngay lewetoo ba tey pour bañ jógagul bëgg Fallou yaakaaroon nga lii ci combat bi bëgg Fallou mbaa lii yaakaaroon nga ko ci combat bi. non yaakaaroon ko woon prix bi la ko tegoon. waaye gis nga ni Brise dafa diis tey. Brise dafa diis tey ña ngay cokkaasante ñu ngi naxante ku jub rek sa rob ko rob këf la. mais ba léegi damaa gis Thiandoum fa mu tegoon tànkam la fa delloo bugg ko sori. non Thiandoum daf ko bëgg a sàcc. nanguwul benn yoon waa ji sori ko. sàcc kon loolu la bëgg Fallou wax. Thiandoum Brise de Mer waaw Brise de Mer daa mel ni Thiandoum Brise de Mer daa nand li nga bëgg ñeneen ko ci sa tànk yi la jëm waaw léegi Brise ngay diriger combat ba nag Brise ngi jéem a diriger combat bi Brise de Mer numéro 2 Thiandoum ñu ngi lëwtoo ñu ngi damante baaraam bàyyante nañu ñoom ñaar Thiandoum dugal na gauche Brise fayu na Thiandoum dugalaat na gauche Brise de Mer Thiandoum arrière na dagg na lëwtoo ba Brise de Mer numéro 2 Thiandoum ñu ngay lëwtoo ñoom ñaar Brise dafa diis lool ci Thiandoum waaye Thiandoum dafa yàgg bëre combat yu metti nag ndax lii du avantage këf na ko
Thiandoum daan na ko Thiandoum daan na Brise de Mer Thiandoum daan na Brise de Mer Thiandoum dafa këf tànk bi dëj ko mu toog dafa këf tànk bi dëj ko mu toog waxoon na ko Thiandoum Thiandoum a ngay ñëw Thiandoum maa la woo kaay man maa la woo kaay Thiandoum nee na maa bañ. dafa mel ni Madji taxagul protestant bi waaw mu koy jëli waaw ndax sànq ba léegi gisuma mu sol protestant bi Madji nga ca ko sëba waaw ma ngi koy wax stratégie de combat bi mu war a aborder tey ndax xam naa ni Angleterre lourd la lépp lu mu def lu dul déplacement rek gëm naa ni mën naa yàq combat am ci li ma yaakaar arbitre baa ngay waaj a woote ndax du joxe avertissement ndax temps bi Madji toj na benn nen Madji toj na benn nen arbitre nee na leen ñu taxaw daa mel ni jubóowuñu ci ay kàddu arbitre nee na leen ñu jege si pour mu wax leen lu làmb ji bañ règlement yi lii la ak lële Madji Angleterre dafa yàggam ci combat bi Madji Angleterre ñu ngi ca géew ba arbitre bay wax ak ñoom xat appi jël la fes jël la boo tegee épaule daanu nga wol bit gàng kenn waxatu ko boo sampee tànk soo sampee bopp daanu nga xat appi jël la Madji yëngal na gësam yëngal bopp ñu xool ne woon na ko doo gërëm doo toog plateau arbitre sifflé na Angleterre Madji lancement des bras Angleterre la ñu jàkkaarloo mu ngay lewetoo Madji ngay jat Madji noppi na Angleterre Madji ñu ngay lewetoo Angleterre à droite Madji à gauche ñu ngay demee wet ñu ngay dem ba jege saako yo bañ nañ Angleterre wàcc na arbitre toogal arbitre wër loo bi arrangé wuñu arbitre toogal waaw Angleterre Madji ñu ngay lewetoo Madji Angleterre ñu ngay lewetoo ñoom ñaar kurpeñ jugagul Angleterre mën na Madji def na déplacement ne tonn di ko xool waaw loolu lépp stratégie de combat la rek stratégie la ndax xam nañ ne Angleterre fi mu ne nii booy xool ci dayoo moo gën a diis Madji ci gis-gis intérieurement nag xamuñu nu mu fay demee waaye booy xool ci bind Angleterre physiquement moom ngay jox favori Madji nag daanaanu lamb la demee nañ wet jege nañ saako yo Angleterre dóor na Madji dellu na ginnaaw waaw xeex nañ xeexu mbedd Angleterre Madji Angleterre combat bu gaaw ko arrangé waaye Madji ngi naxanteeg moom Madji expérience la bëgg a indi ci combat bi ndax booy xool Angleterre physiquement dafa pare dafa mel ni ñoom ñaar ñu ngay lewtoo kër su baa ngi wax ak moom nee na ko demal latéralement bul taxaw benn place ñu ngay lewtoo ñoom ñaar ndax bu songo amee combat bi du jeex Madji ngi Madji Angleterre a ngi ne tekk rek di lewtoo ak moom Madji daa bëgg a demam déet Angleterre Madji
da ngaa bëgg a juumloo mu ngi bëre ci xelam nag Angleterre Madji ñu ngay lëwtoo waa buur waa lamb jaay bëgg a naqari buur wax nga dëgg waaw xamoo lii waaw lamb daa war a neex waaw lamb daal daa war a saf xorom daal lamb ji saful ngewel de dana war lamb ji saful ngewel acca arbitre bi sifflé waat na diggante Angleterre ak Madji Angleterre ak Madji ñu ngay lewetoo lamb ji nag mu ngay bëgg a lewet du lii ngeen waxante woon waxoon leen ñu woon lii liñ doon xaar dafa mel ni du lii wala premier coup bi la Angleterre Madji ñu ngay lewetoo Madji écurie Waalo Angleterre écurie Dóor Dóoraat Madji Angleterre ca diggi géew ba ñu ngay lewetoo ñoom ñaar Angleterre dafa bëgg a jeexal combat bi mu ngi moom waaye demul Angleterre ni dayo gi toll bu bëre bi tollee noonu dina naqaree daan ndax bind bi masala Madji Angleterre ñu ngay lewetoo ñu ngay waxtaan nag bëre leen waay Madji Angleterre door na gauche ci air bi Madji taxawul benn yoon waaw daf ko bëgg a juumloo mais Angleterre day direeku rek Angleterre Madji ñu ngay lewetoo bi daal dalul xel daal acca Madji ngay jëm accélérer combat ba nag waaw Angleterre fay riposté na door na gauche waaw ay coup perdu la dafa mel ni Madji looloo ko ci gënal dafa bëgg Angleterre di door ay coup perdu mu mën a am dara moom Angleterre Madji ñu ngay lewtoo ndax punkal du màmm Angleterre loolu la xam te xam nga ni poids lourd la Madji ngi cokkaas gauche mais lépp ci loxo bi rek Angleterre fayu na Angleterre Madji moytul droit du Angleterre loxo ba ñu ngay damante baaraam ñoom ñaar ñu ngay damante baaraam baante nañu damante baaraam indiwu leen fi bëre leen waay fi mu ne nii stade bi yëpp yéen la ñuy xaar bëre leen Madji Angleterre ñu ngay lewetoo ñoom ñaar Madji mbëb na waaye demul Angleterre dox na ci kawam waaw Angleterre dafa gëj a bëre ndax Angleterre dafa gëj a bëre moo tax ndeysaan Père Modou Bey nee na ma 8 ans ngi nii bërewul kon Angleterre 2012 la gëj a bëre Angleterre 2012 la gëj a bëre Madji def ñaari année blanche looloo tax combat bi bari calcul Angleterre a ngi dox ci kaw Madji du Madji du jël tànk bi kon Madji daa bëgg combat bi duré ndax bu duré dafa mel ni avantage am la Angleterre xeex na door na Madji fayu na Madji door na Angleterre door na ko coup bu dal Madji dooraat na Angleterre Madji Angleterre Angleterre door na Madji mu daanu Angleterre door na Madji mu daanu